اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناس بك في ذاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yàlla ñu si dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbi alamin waaw ñu ngi leen di dalal jàmm. waaw waa Petit Mbao yëpp di nuyu kilifa yi ñu fi fekk yëpp xam naa ne suñu limee dañuy juum mais dañuy jël nuyoo yëpp rek teg ko ci loxo Malick mu jàllale ñu ko ba ci chef de village ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag dañ fi ñëw comme li ñuy wax. njabootu Abdou Karim moo fi ñëw depuis fan yu néew ñu ngi gis dans les réseaux sociaux ak dans les médias ñuy def ay tour muy tuuru jeunes yi nga xam ne dañu am benn élan de générosité et de solidarité tey Sénégal ku xool yaa des années 5 ans 6 ans en arrière changement am na parce que bu njëkk ba bu la ndogu fekkoon ci àll bi da ngay yàkkamti dem sa kër pour ndogu mais actuellement toll nañ foo xam ne képp ku tardé ndogu sax ak foo mënti nekk ba nga yegg sa kër gis nañ ne ay nit dinañ la intercepter ci yoon bi di la proposer ndogu dinañ la jox loo xam ne loolu nga waroon am sa kër kon donc ñu xalaatoon ak Alioune Sow un camarade de parti mu ne ñooñu noonu ci loolu ñooñu ñu nekk war nañ leen ci fekk tamit di leen jàppale parce que ay nit la ñuy jàppale parce que ku yor otoom embouteillage téye ko wala dara téye ko ba ndogu fekk ko këram moom ci ay ñaar dërëmam ak ñetti dërëmam muy ay association de jeunes yoo xam ne ci ay quartier la ñuy nekk daje seen ñaar dërëm seen ñetti dërëm ay nit di leen appuyer aussi ci loolu ñuy jox ay nit dañ leen cee war a fekk gars yi nag ñu ngi ci woon tey def nañ Petit Mbao non def nañ Jacques Mbao Kër Mbay Fall tey yàlla def ñu ñëw Petit Mbao fekk si fi Malick Sarr muy un frère boo xam ne aussi ci liñ nekk ci loolu la nekk bu ñuy joxee affaire ndogu fële moom it mu ngi joxe suukaru koor yi fii di jàppale responsable yi voilà franchement tey dañuy sawar pour ñëw fii Sow chaque fois état bi ñu dem yëpp moom mu ngi ci woon mais dafa am ngànt mu ngi ñu sax dab mu ngi ñëw xam naa balaa ñoo pare dina ñëw mais ci lim ñu wax daf ne gars yi même su ma ñëwul te Malick mu ngi foofu dem leen parce que maay Malick mooy man donc loolu c'est à magnifier day wane ne gars yi nga xam ne ñu ngi nekk di liggéey ak Abdou Karim Sall ñoom ñëpp benn lañ tey mënoon na jàpp ne Malick Sarr mu ngi fi responsable mu ngi def li war rek que du fi ñëw mais warul demee noonu te du demee noonu ñun ñëpp a bokk affaire yi localité yëpp benn lañ moo taxoon tey ñu ñëw def le tour des cafés qui sont ici à Petit Mbao avec Malick Sarr et l'ensemble des responsables et la population ñu jox leen li nga xam ne moom lañ jox yeneen localité yi di wax ne Malick gis nañ taxawaay bi gis nañ taxawaay bi yokk ko gën ko yokk en tout cas am nañ ci yow yaakaar te am nañ confiance aussi ci yow te gis nañ ni ngay taxawee mais xoolal na gën a yokk te gis nañ aussi effort yi gis nañ ñii dawee ñuy jógee feneen di ñëw fii am na ñoo xam ne sax bu ñu la waxoon ne la ñii dinañ mës a ñëw ci ñun doo ko gëm te yaa ngi koy réussir en tout cas non mais si c'est vrai en tout cas c'est à magnifier et à encourager moo tax ma ne la yokk ko pas yokk ko parce que defoo mais pas yokk ko parce que li ngay def doyul mais parce que li ngay indi moo am solo li ngay def moo am solo moo tax ñu ne la yokk ko moom daal xoolal picc bu mu fa naawati waay am nañ ci yow yaakaar voilà donc di jaajëfal aussi Sow moom mi nga xam ne am na xalaat bi ak ñi nga xam ne ñu ngi fii ni ànd ak gars yi muy ñoom Vieux ñoom Doudou Yadd ñoom Mamadou Ndiaye ñoom Pa Nice ñoom Père Amadou Ndiaye ñoom Diène ñoom ñëpp boobu ba léegi aussi gars yi ñu ngi si di accompagner Sow la presse aussi on vous remercie parce que depuis le début des activités yéen a ngi fi presque sax mën naa ne bu ñu joxee rendez-vous yéen a jiitu di taxaw di ñu xaar te tey yaakaar naa ne lu presse àndul wala lu presse dugalul loxoom du jàll te gis nañ ne toute la presse qui est ici à Mbao et dans les environs vous êtes là on vous remercie en tout cas di remercier gars yi nga xam ne mooy équipe bi nga xam ne moo koy def di wax Malick donc ñu ngi nii à Petit Mbao affaire yi teg nañ ko sa loxo foo ñu joxoñ ne foofu la rek ñu ànd fa ak yow daal. dama ni caméra yi ak rajo yi jël leen ak télé yi jël leen daani Malick soxlay militant yi ànd ak Abdou Karim yaa ci maa la mag foofu sama moroomum doom nga waaye nungu na maa doon sa Baay Faal nungu na maa doon sa xaj xam nga lu tax li ngay def ci doomu aadama yi dama ko yéene jëm mënuma ko ku soxla Abdou Karim dem ministère
Cheikh boo dajeeg yow dëpp bu dajeeg yow dëpp da nga faj soxloom mu dëpp du man rek de na wàllu guddi gu wax set teru ci ndabul cere boo lambee daj da nga naan man rek fekkate ndawal gaa nga fa ku ne xustu xusi gambi laañaar nga yal na la yàlla lafal cet mairie bi moom laam-laam lewuma ni day tegu ci sa loxo barke Cheikh Ahmadul Khadim kii fi ne di kurti kurti da doon naxee ni Macky la àndalee waaye gis nga li yàllay def bëccëgum dara kàmm la ni dañu may siis dañu may bodd dem naa fu mu jëm ginaar topp kuy wali bàyyi ku jëm ca àll bay wuti matt kat ñi ànd nag moom ñi am fayda ñëpp dinañu dem billahi wallahi talla ku ànd ak moom ba élection locale ñëw di nga bokk ca gàññ njabootu Abdou Karim Sall fii ci Petit Mbao di leen dalal di leen souhaiter la bienvenue di leen tatagal di leen teg seen wàccuwaay te di kontaan trop ci choix bi ngeen def tey pour ñëw jàppale ñu fii jàppale suñuy nit jàppale ñi fi yeewoo ci weer bu sell wi ñu nekk muy weeru solidarité di weeru dimbalante di weeru jàppalante maa ngi nuyu suma frère Aliou Sow mi nga xamante ni bii moom moo nekk à l'origine de toute cette noble initiative Aliou dama leen di xamal ne pour ñu ko xamul jeune cadre la bu ne fii ci commune bi di jàppale monsieur le ministre Abdou Karim Sall je pense que keroog fii ci tournal bi fii ci mbaar mi ba ma fi dalal ba ma fi waa Pouyen di dalal am na lu ma leen waxoon ci entourage monsieur le ministre Abdou Karim Sall Pa Thione Dieng wax na ko léegi newoon naa leen Abdou Karim Sall sa chance c'est d'avoir réussi à rassembler autour de lui les cadres crédibles de cette commune loolu mooy lu am solo li mu réussir les cadres crédibles de cette commune parce que je l'avais dit aussi la dernière fois gis nga on peut tout reprocher à un leader mais le problème parfois mën na jóge dans son entourage moom il a la chance d'avoir un excellent entourage déjà c'est la raison pour laquelle on peut porter notre espoir sur lui pour diriger cette commune là inchallah kon nag ñu sant yàlla bu baax bi mu amee ku mel ni Aliou Sow di un jeune dynamique mais surtout généreux lépp lu mu am mu ngi koy jàppale waa dëkk bi man j'en suis un témoin gis naa ko fekkee naa ba tey Aliou décanter des situations extrêmement difficiles pour je pense que Abdou Karim Sall peut compter sur lui pour li nga xamante ne bi moom lay yóotu yàlla jàppale ko ci Aliou yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla na la yàlla jàppale ndaxte wax dëgg yàlla bu la neexoon wax dëgg yàlla nga téye sa xaalis dund ci nu mu la neexee sans faire de la politique kenn du la ci mere mais il s'est engagé dans la politique pour jàppale monsieur le ministre ñu redresser cette commune là loolu moo waral son engagement politique donc jara remercier la jara encourager la. ñu leen nuyu di leen jaajëfal yéen ñëpp di leen wax man la Yuba bokk teraanga ñu ngi defar café fii nga xam ne mooy di Pouyen nekk Petit Mbao waaw ñoo ngi jaajëfal tamit Maïssa si acte bi mu def parce que rafet na torop parce que depuis le début ñoo ngi fii nii ñun ñëpp di café si suñu moyen boobu waaw ñu ngi koy jaajëfal tamit si acte bi mu def nice na torop ñu ngi koy jaajëfal di ko tamit encore une fois di ko remercier waat tamit si acte bi mu def te loolu rek lañ mën a wax waaw di ko ñaanal tamit yàlla li mu bëgg yàlla na ko yàlla def. c'est la première fois maa ngi koy door a def fii tamit lii maa ngi koy fii door a gis xam nga dama koy rafetlu tamit di leen ñaanal ndax man si koñ bi laa dëkk amul lu dul koñ bi moo ma ñor kii sam papa la mu ñëw ànd ak tonton Malick kon du ma def lu dul jàppale ko kon boog man maa ngi seen ginnaaw maa ngi seen ginnaaw boobu waaw yàlla Abdou Karim Sall jël maire incha jàppale monsieur le ministre la ci côté yëpp côté bu ñu gën a jaar ni mu jaar ne jël beneen côté bi téye donc franchement parler loolu moo waral action bu rafet bu def nii ñu ko ci remercier bu baax te magnifier nañu ko ci le fait de cibler le café parce que wax naa ko sànq on a donné pratiquement à tout le monde fii def nañu mais on n'a pas pensé au café vraiment complément de on l'apprécie moo tax vraiment
sëñ Touba jërëjëf teeti sëriñ Touba jaaraama sunu yaakaar teeg ëllëg maam Thierno ibnu Miqdaad Mbacke di ñaanal sëñ Muntaxa tarifatul xam tarixati muridiya mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmbu Fall mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall te it sunu maam jooju noonu ñu royee ko ci joxe ndogu yi ñu ngi ko ci siyaaraat bu wér a wér di leen jaajëfal nag bu wér ndax maanaam li yombul boo xoolee boobu ba léegi ñu ngi ci bi mooy 14e édition fii nii kullu ëxlu nag kuy joxe café fii nii bi moo la mag 14 ans ñu ngi koy def ci ren doonoon ay tout tànk di ko def ba yàlla dogal ñu doon ay mag nee nag dañuy siy sant yàlla rek ndax jàmbaar amul ku ñu dimbale rek a am Serigne Touba nag moo ñu teg loxo di ñu dooleel waaye nag fierté la ñu gis leen waaye gis googu ñu leen gis nag dañ ci bëgg bu baax a baax di leen ci ñaanal li ngeen xamante ne yéen a ko ci bëgg yéen a ko xam saa borom yàlla na leen ko defal te nag mu doon lu nekk seen tawféex ndax nit am na dara ba pare ba mu koy am jot ci te jariñoo ko yàlla na ngeen ci jot te jariñoo ko te ñëpp law ci kàttanu boromam waaw di lancer waat message rek ci maanaam Petit Mbao gi ñu nekk ñun dañ fay juddoo yoroo fii te màggee fii te it bëgg fee jariñu ba di jariñaate ci dëkk bi waaw di leen ñaanal nag saa su ne rek di ngeen xam ne moom ngeen di yëtu saa yoo leen ko téye rek da ngeen dimbali jeunesse bi fexe leen na wutal ci luñ ne ndax jeunesse bi li jënd soxla na loolu surtout nag Baye Fall yi waaw ku gis Baye Fall yi moom dinañ ne ah Baye Fall nii waaye Baye Fall nag xidmatul xadim rek lañ nekk waaw ndax sëñ Touba moo ne Touba li habdil muridin saadixin lahu moo bi xidmatin boobu mooy liggéey bi te nag ci ñun ci liggéey boobu rek lañ ne te di ñaan yàlla di ci sax saa su nekk rek di leen siyaarewaat bu wér di leen jégaluwaat bu wér. avance may ñeen nag seen xarit seen doomu ndey seen bokk Aliou Sow moo ànd ak ab nu mu tudd Malick Sarr ñëw fekk si leen fii di liggéeyal Abdou Karim Sall ak le président de la République muy Macky Sall la wax ji leer nañ boo gisee nag ci commune bi yëpp ba commune bi daj lii café gu ne muy saaku sugar Aliou yóbbu na fa jox café gi jox la café boole ci fekk si leen ci jaamu yàlla bi ngeen di jaamu yàlla ndax joxe ñam rek ci la góor yàlla yi rawee Cheikh Béthio Thioune bi ñuy wax coow li bari yëpp rawewul fenn lu dul joxe ñam ku tàmm di ko joxe doo ñàkk mu loolu Serigne Saliou ko wax yàgg na yàppale ministre Malick dama ko wax Malick dana ma Aliou su ko neexoon du def dara parce que ministre jëlu ko jox ko benn liggéey muy yëkkati xéwalam di ci def donc bu demee ba séddi ci Baye Fall yi boo xoolee fu ñu dem gars yi dañuy wax man maay wax Baye Fall bi donc ñi ñëw fekk leen fii nag ngeen nekk fi kàddu bu ndaw rek ngeen ñaanal waaw ok noonu la asalaamaaleykum ginnaaw ñu sant yàlla julli si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen di jaajëfal di leen di ñaanal bu baax a baax waaw lii de def kan lu rafet lu am na solo bu baax a baax waaw lii kay contentement la ñuy kontaan bu baax a baax di leen di ñaanal di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokku yàlla na yàlla yokku bu baax a baax kontaan nañu bu baax a baax loolu la ñu amoon lu ñuy wax di ñaanal Aliou Sow ak monsieur le président yàlla na yàlla defal leen jàmm defal ñu ñun ñëpp jàmm quoi waaw. Abdou Karim Sall jël maire bi. waaw yàlla na yàlla defal ko loolu. Abdou Karim Sall gagné maire bi. amiin amiin amiin. Abdou Karim Sall gagné maire bi quoi waaw. ndax ñoom ñii ñëpp bu dul woon Abdou Karim Sall dinañ jaamu yàlla de. waaw mais xam naa duñ sonn. waaw loolu la. donc dañ ko ñaanal mu jël dëkk. waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. merci waaw jërëjëf rafet na. nga xam ne yow dëkk bi di nga ko jël ndax yow mi jël café ak suukar di ko indi fii ci Baye Fall yi yàlla sama borom dina la jàppale di nga ko jël ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na nga jël ndax ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu képp ki nga xamante ne teew na fii ak képp ki nga xamante ne tamit jàppale nga ñu si lii quoi ñun moom même bu dul dara ñun waa cité bi lii du tay Malick Sarr bu muy def si ñun lu rafet du tay loolu démb la loolu dafa yàgg quoi kon tay jii nii bu ñëwee def lii nii tay dañuy xam ni que même bu dul dara lii daf ko war a def
ba pare lii nii tamit dafa doon lu rafet loo xamante ne ñun dañ ko fogee woon ñun xamoon nañ ne lii nii day am voilà parce que Malick Sarr waaju baax la franchement parler ñun moom ñu ngi koy sant di ko gërëm te en plus ñu ngi si ginnaawam bu baax a baax ñu ngi jàpp ba mu dëgër te franchement parler waaw te franchement parler gis nga nit même bu dul dara nga am ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal moo gën lépp voilà te ñun am nañu wax fa dëgg yàlla macha allah waaw defar nañu teg nañu si yoon macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax ah waaw. la ñaanal foo bëgg a àgg rek yàlla na la fa yàlla àggal. foo bëgg a àgg ci barke maam Seera Fall Aboori Jaar yàlla na ko fa yàlla àggal. amiin waay. te billaahi lazi laa ilaaha illallah dafay àgg. dafay àgg ndax ku tedd ki du morom. déedéet Sëñ Tuubaa amul morom. déedéet ku ko lebal benn mu fay la fukk. ak lu ko raw. billaahi taalaay. ba fay ko say doom fii liggéey bi tollul woon fii. déedéet liggéey bi gënoon naa metti nii mais barke maam Seera Fall lamb bu demee ba toll fii Sëñ Tuubaa la kon ku jàpp si mbiram mii nii billaahi wallaahi taalaay di nga raw sang maas billaahi wallaahi taalaay di nga jël dëkk di nga jël dëkk. bu déwénee yàlla na yokk di nuyu tamit Dage Malick Sarr bu baax a baax ak ñi mu àndal ñëpp. Alioune Sow waaw duñ ñu guleet tamit ndax ñii tamit gis nañ fi Malick biñ fi nekkee mu metti ci ndox bi boobu la gën a metti mu ñëw jàpp ci wax dëgg yàlla ñu def fi lu yàgg ci ndox bi franchement loolu yokku na li nga xamante ni si looloo gën a tax ñu fonk leen parce que dañoo yëg fonk ñu ndax am na keneen koo xamante ni si wax dëgg yàlla moo fi nekk doon mairie Mbao te defaluñu fi dara jàppalewuñu kon nag ñun voilà defaluñu dara jàppalewuñu taxawuñu benn yoon laa leen ko wax ñoom ñu ñëw waa def mobilisation boo xamante ni si franchement man séntuwuma ko woon sax kër yi ba ci kër yi nga xamante ni si dañu inondé woon def nañ fi une semaine di vider xam nga loolu tamit dafa sedd xol am nañu benn kii boo xamante ni si fa la ndox bi yëpp doon nekk ñooñu ko videl pendant une semaine aussi yàgg nañu Promocap Villeneuve ñëpp a bëgg kontaan nañ di wax ni incha allah ñu ngi seen ginnaaw suba ngoon heure bu ngeen ñu soxlaa ñu ngi si yéen Baye Fall yi aussi ñoom ñëpp ay Baye Fallu Abdou Karim lañ ñoom moom da ngeen di dañuy présenté nii rek mais xam nañ ni ñoom ay Baye Fallu Abdou Karim lañ parce que ñoom la ñuy bëggee xam nañ li fi Abdou Karim nekkee bañ naag su may jóg di waxtaan ak ñoom di sensibiliser sax dañ naa ma màgget bul sonn xam nañ Abdou Karim li mu bëgg te ñun moom la ñuy sànni suñu carte moom la ñu bëgg parce que loolu yëpp Dage moo ko fi liggéey Dage Malick Sarr dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cat may ko gudd fan lu mu mën ren bu déwénee yàlla na yokk rëcc wuñu nag liñ ko fi tege ñun rëcc wuñu ko ñu ngi koy sant bu wér a wér tey quoi parce que lu baax lii nii Malick Sarr yàgg na ko fay def ànd ak monsieur le ministre suñu jumaa ji moo fi njëkk a may 1 million kon kooku tey buñ ko joxee commune bi kon boog lu mu ñu digoon lépp dinañ ko def dinañ ko am ñun benn ambition rek lañ am instant bi mooy dénk ko commune bi te la moom la ni ñaan ñun ñu ngi si ginnaawam amee dégg mais nag si njabootam lañ bokk waaw ñu ngi béggee bu wér daal wax ji mënta gudd daal waaw am problème jaaraama borom gërëm leen sant xam naa wax bi du bëri quoi leen di téye xama ñu ngi si yoon mais Doudou Yade moom amul dara lu ñu koy wax fa dëgg yàlla mu ngi def effort bu ne mu ko def si koñ bi comprendre nga booba léegi mu ñëw woo xam nga ñu tam ñuy tofi leen xaar leen déglu comprendre nga léegi ñun tam ñu gis nañ seen liggéey rek ñu leen di bàyyi xel bu baax te heure boo la ñu solaa dem ñu ngi fii incha allah waaw parce que tamit boole ñu kii dañ leen koy ñu ragal ñun loolu le ñu ragal ñun loolu père xam nga kii dañ koy taxaw ak ñeneen ñi xam nga yéen boo leen amee ay soxla xoolal ñu ngi fii billaay baa leen ak moom soo boo leen soxlaa rek jaar leen si kii billaay walaay merci beaucoup Tra maa ngi leen di nuyu toute la presse bi nga xamante ne bii moo ànd ak ñun depuis le début de cette initiative di leen masawu aussi coono parce que métti na sentiment bi ma am sentiment de satisfaction la ak de remerciement envers mon frère et ami Aliou Sow ndaxte comme je l'ai dit tout à l'heure au début bi ñuy départ Aliou def na lu inédit monsieur le ministre Abdou Karim Sall am na chance rassembler ay jeunesse bu dynamique jeunesse bu engagée à l'image de Aliou Sow mi loolu
wax dëgg yàlla ñu ngi gis firnde yi bés bu yàlla sàkk sur le terrain. Initiative bi li tax ma rafetlu ko c'est parce que depuis le début du mois de Ramadan mën naa ne le ministre Abdou Karim Sall avait déjà fait d'excellents gestes à l'endroit de la population avec des dons yoo xamante ni bi en denrées alimentaires, riz, huile, sucre à toute la population de la commune de Mbao depuis le début du mois de Ramadan. Ñun aussi liñ ci mën ñu jàppale ko ci def ci de notre côté jàppale population bi mais geste bi à l'endroit des jeunes yi nga xamante ni ñoo distribuer café dans les coins des quartiers bi initiative bu inédite la te jaaraama Aliou Sow mi nga xamante ni moom moo ko xalaatee nii parce que ñun distribuer nañ ci kër yi distribuer nañ militants yi wante lii dafa rafet parce que bii non seulement ay jeunes de façon spontanée ñoo jóg dans tous les coins des quartiers pour di def lu rafet nii waaye di ci jàppale askan bi nga xamante ni bii heure dog mu ngi leen fekk ci mbedd mi comme c'est le cas aujourd'hui pour ñun tey parce que tey fii laa dogee tey dog fii la ma fekk donc j'en suis déjà une preuve fii la ma dog fekk fii laa dogee te amaana su ma ko fekkuloon fii dinaa muñ ba àgg ba sama kër te day gën a metti ci man te yàlla santaanewul loolu ci wàllu koor kon nag ku leen jàppale population bi nga jàppale kon acte bu rafet la Aliou ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax monsieur le ministre ñu ngi ko naan gàccee ngaalaama moom mi am la prouesse de rassembler toute cette jeunesse dynamique autour de lui en vue des élections locales yi di ñëw kon nag suma sentiment encore une fois je le répète sentiment de satisfaction la di wax Aliou Sow vraiment gàccee ngaalaama lii rafet te ñu ngi lay ñaanal ni nga ko mënee ren bu déwénee yàlla na nga ko mënee nu ko raw mu fekk Abdou Karim Sall ca mairie ba comme ni ko vieux di waxee sànq ba léegi ñu subventionné café yi ba xale yi di ko joxe di ci jàppale askan wi yëpp loolu mooy suma souhait maa ngi koy ñaan yàlla nañu ko fekki. salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen bégge bu baax di leen baalu àq te di leen baalu àq ci weeru koor bi tey sentiment de satisfaction la am plaisir la am di recevoir samay camarades de parti di recevoir monsieur Aliou Sow di recevoir toute l'équipe bi ko accompagner vraiment ñu def geste bu noble geste bu rafet te j'espère que bon commencé wuñ ko fii je pense que commencé wuñ ko fii parce que boo xoolee depuis semaine passée ñi ngi def le tour des quartiers dugg ci cité yi dugg ci secteurs yi Grand Mbao Kër Mbay Fall Zac Mbao Petit Mbao fépp rek di fa def geste yu rafet yi nii donc ñun dañ leen di jaajëfal bu baax a baax a baax comme niñ ko ñi ma jiitu waxee rek di leen ñaanal yàlla bu déwénee ñu mën lu raw lii mais nag lii du ñu bett quoi ndaxte lu tax du ñu bett mooy dañu gis ne que ñi nga xamante ni ñoo ngi ànd ak Abdou Karim Sall ñëpp ñi ngi nekk ay Baye Fallam di góorgóorlu di jéem a def ni moom donte ni mënuñu def ni moom mais ñi ngi góorgóorlu di dem def ni moom parce que lii nii yaakaar naa ne ñu ñëpp ci moom lañ ko gisee tey foo dem ci secteur boo ci mën a dem rek fekk fa responsable rek mi ngi bay waaram tey boo demee Zac Mbao yaa ngi fay fekk Amadou Ndiaye mi ngi góorgóorlu di bay waaram nga dem Grand Mbao tey nga fekk fa Alassane Diop nga dem tey Petit Mbao nga dem Petit Mbao ab gox nga dem fekk fa Malick Sarr nga ñëw fii les cités environnantes fekk fa ñoom Doudou Yade ñoom Maodo Malick Ndaw ak salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma fi fekk di jiital ci nuyoo bi président de la République comme ni ma koy defee à chaque fois di ci toftal Abdou Karim Sall ministre de l'environnement développement durable di sama frère di nuyu monsieur Malick Sarr di DAGE au ministère de l'environnement développement durable di nuyu monsieur Maodo Malick Ndaw di nuyu assistance yi ma fekk yëpp di nuyu aussi Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite des jeunes APR de Mbao Cogère tout d'abord damay magnifier la peut-être souplesse lay wax bi nga xam ne tey Malick Sarr moom la ma accordé Malick man dama ko jàpp comme son frère xëy na du ñuy gise tout le temps mais daanaka mën naa ne mu ngi sama xol parce que man nit ku dëggu rek laa gëm ma gis aussi mu am nu mu ànd ak ministre di liggéey yenn saa yi sax ma takki ne ko woo ministre ma ne ko Malick day dama ko war a wutal déplumeur parce que moom si déplumé la nekk lépp lu nekk beneen côté mu ngi koy jël di ko indi ci ministre mu jàppale ko donc ci biir loolu ñu am un programme comme ni mu ko waxee rek defuñu lii parce que nekkuñu woon ci dara man lépp lu ministre def xam naa ci dara lépp lu muy taxawal comme activité dinañ ci wax lu bëri
ma gis ne ñoom ñu ngi dem ci kër yi ñu ngi jàppale foyer yi ñu ngi def vraiment ay kéem lay kattan seen kéem lay kattan man ma ne pourquoi pas ñu cibler café yi parce que aussi ci lañ bokk ñoom ñu ngi def seen wàll mais ñun aussi li ñuy indi plus lay doon rek ci li ñu doon def ñoom ma tànn ko nag wax dëgg yàlla bi ma jógee ci yeneen gox yi sama tànneef bopp la en réalité et tànneef bi c'est pour lancer un message aux leaders et responsables yi nga xam ne dañ nekk autour d'Abdou Karim Sall ma bëgg ñu jël exemple ci Malick parce que day liggéey te boolu ci wax ku mel noonu nag xëy na mën ma ko may xaalis mën ma ko wutal liggéey mais mën naa fekk muy liggéey ma dugal sama loxo et c'est pour lancer aussi un message à tout le monde que ne ni mu valable ci Malick noonu la valable ci ñeneen ñëpp ni ma ko jógee def ko noonu la keneen war a jóg mën a jóg aussi def ko comme aussi mën na jóg tey moom fekki beneen leader wala beneen responsable bu nekk ci wetu Abdou Karim Sall mu jàppale ko donc ci biir loolu aussi may waxaat ne nit soo nekkee ak kilifa dafa am nooy ànd ak moom parce que kilifa moom kilifa la rek mënta am ñaari kilifa commune bi ñun ci ki nekkal tey Abdou Karim Sall moom mooy le seul et unique leader dañu war a regrouper suñu ay forces autour de lui ñu jàppale ko mu bañ a nekk des trucs partisans ku nekk di liggéey sa petit coin jàpp ne yaa ngi koy jàpp fekk jàppale woo ko kii nag nekku ci loolu honnêtement moo waral choix bi porte wu ci moom c'est un choix source de motivation c'est un choix source de jàppale ko parce que mu ngi ci yoon bi te ni mu valable comme ni ma ko waxee ci man vers lui noonu la valable ci ñëpp vers moom valable aussi ci moom vers ñeneen ñi. commune de Mbao la jeunesse jël leen seen responsabilité ngeen jël Mbao la commune ngeen teg ko ci loxo Abdou Karim Sall et ça man de wax lu ma sama bopp et ça pour le bien-être de tout le monde parce que nit li ma koy waxoon rek su fekkee dafa yor yeneen ndomba tànk yoo xam ne moo na génne loxoom ci commune bi mais tey ni mu sóoba ci commune bi amul kenn ku sóoba ci commune bi ñun ñi daanaka ci politique lañ dëkk ci activité lañ dëkk année bi yëpp ñu ngi ci activité pour le bien-être des populations ku mel noonu wax dëgg yàlla bu fekkente ne li koy ko réconforter pour mu mën a jàppale commune bi yor mairie bi la jëlee maire bi ngeen jox ko deflu leen ma ko deflu leen ko Malick mais seen bopp ngeen koy defal et c'est valable pour tout le monde. Pour revenir à votre question dama naa su fekkee ni dafa jënd yére jënd tubéy jënd mbaxane yorul dàll su fekkee dana sori it du safe presse dafa bokk ci mbir mi la preuve man bi may décider def activité yi yàlla xam na ne xaw ma ne ampleur bi lay am jëluma woon aussi initiative en tech presse mu nekk lu ñuy diffuser comme ça parce que man je suis très discret je le dis tout le temps wax naa leen ko du fii laa commencé depuis le mois de Ramadan maa ngi dem ci région yi fu ne di fa def acte yu mel nii te yàlla rek tax mais gis nañ ampleur bu mu am tey man ñi nekk ci yeneen côté dañ may woo les gens m'appellent de partout gestes yi nga def li nga def li nga def nangam sangam donc presse mënta ñàkk ci mbir te ma gis aussi yéen dévouement bi ngeen àndal ak la sérénité parce que depuis boobu léegi ñu yéen a ngi may topp ñu ngi ànd mais amul fenn fu ngeen mës a taxawee ne ma jox ñu paas wala seen kawkat nangam sangam yëf yi jeex na ku ne taxaw di wax ça aussi je vous en remercie et vous en félicite gis nga nit lépp lu mu am moo ko may boppam te soo ne teg lu ne mën na la fekk si donc ci biir loolu ma xalaat je me suis dit pourquoi pas vous apporter un appui et un appui vraiment symbolique et je n'attends rien en retour que vous ne diffusiez pas même ces activités je vous aurais aidé et ça je le fais avec beaucoup de liberté aussi te ni ngeen di toppee activités yi dafa am solo parce que aussi ci politique lañ nekk ku ne xam na ne actes yi am na ñoo xam ne néewuñu fi tey mais ñu ngi ciy jot am na ñoo xam ne peut-être amuñu possibilité ñëw mais xam nañ li ñuy def donc loolu yéen la donc yéen tey yéen ay tànk yi yéen ay loxo yi
donc ce soutien nag dafay ñëw juste pour un début mais du yem fii on va nouer un partenariat ak le ministre de l'environnement développement durable ak DAGE dinañ ci gën a échanger après éventuellement à l'avenir ñu xool naka la leen di appuyer xam nga de manière constante nga xam ne yéen da ngeen di mën a aussi nekk en liberté de faire votre travail comme vous voulez parce que aussi nit bu lay topp di la filmer di la jàppale defaloo ko dara mën na yomb manipuler tey keneen ku bokkul suñu côté mën na xëcc fële rek soxla leen ngeen baaba jëm foofu parce que aussi lu valable la doon boobaa donc de ce fait j'ai décidé de mettre un montant symbolique boo xam ne dama koy teg ci loxo DAGE qui est tey moom moo représente fii ministre tey un montant de 1 million ñu jox leen ko ngeen ñu jàppale leen ko pour un début ñu xam ne on va travailler incha allah dans la durée je vous remercie. foofu nag deux mots mu am loo xam ne waaw monsieur Ndiaye. c'est-à-dire c'est l'aide à la presse laa bëgg a revenir Alioune Sow bi ñuy entamé lii il est venu à Mbao FM il nous a remis un chèque de 500 000 francs et je pense que li mu wax ni moo tax mu osé waxoo donc en guise de subvention et c'est pas la première fois. L'année dernière il l'a fait cette année il est venu subitement nous a remis un chèque de 500 000 que nous avons retiré en bonne et due forme. Et Alioune on vous dit merci. Parce que ça bi muy ñëw fekk na ñun on avait une facture d'électricité à payer et que mu am un petit gap bu ci manqué kon donc grâce à Alioune Sow nous avons payé notre facture d'électricité ba dese lu bëri et vraiment damay dëggal ci loolu mu wax l'année dernière def na ko en toute discrétion cette année il est venu nous remettre 500 000 bu ne daf leen di jox 1 million man damay na Alioune daal bi boo ñu koy ñaanal suñu ànd bi daal moi je pense que li DAGE wax rek laay wax le ministre il a regroupé la crème de les intellectuels de la commune ñu ngi fii ñii ñëpp lii ku ko am en 2014 man maa gagné élection yi j'ai gagné largement la ZAC de Mbao Malick Sarr est venu ñëw jël deuxième avec les Maodo Malick ñoo nekkoon Mbao émergent Alioune Sow man boobu xaw ma ko léegi il est venu Doucouré neewu fi woon mais il est venu donc Abdou Karim Sall il a une coalition en bonne et due forme donc ñun le Baye Fall nga xam ne kii daaw moo sonal nit ñi vraiment merci